TDK seen agence voyage Touba Darou Khoudoss ubbil nañu leen place bu mucc ayib fii ci Mbour en magasin Talla li ci dàqati nag mooy mën ngeen faa daggee seen assurance ak billet avion ci bépp destination vol spécial ngeen di fa fekk lépp lu aju ci wàllu multi service muy yónnee wala jot xaalis ci biir réew mi ak bitim réew ci anam gu gaaw te wér lool da ngeen a yittewoo photo mini photocopie impression yu leer nañ carte visite carte membre yépp jàppandi na fii ci seen agence voyage Touba Darou Khoudoss fekk leen nu fii ci Mbour oncat magasin Talla wala ngeen woonu ci 77 433 08 51 wala 76 285 43 52 agence de voyage Touba Darou Khoudoss ànd ak multi service bu mucc ayib yaru nañ yow yiw yéwén mën na liggéey ku fa ñëw it ñu faj sa aajo ci teggiin wér na wóor na gaaw na bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina wa nabiyina abil qasim al mustafa muhammad wa ala ahli beytihi at-tayyibin at-tahirin sahbihi al-hudati al-mayamin xam ngeen mbokk yi jot nañu wax sunu waxtaan yi tey nag moom mooy 10e pàcc mu tudd étude de théologie et de philosophie islamique la dernière révélation et le sceau des prophètes muy maanaam dirasa islamiya falsafiya tey nag ñu war a wax ci al waxyul axira ak al xaatimul anbiya wal mursalin donc relation bi parce que xam ngeen ne importance bi nga xam ne moom la l'islam jox ñaar yooyu te yooyu yëpp nag mu dugg ci li nga xam ne mooy jawharul shakl muy li nga xam ne le contenu de la forme du message de l'islam nga xam ne mooy kennal borom bi subhanahu wa taala def ko mu nekk kenn nga xam ne amul lu mel ni moom mu nekk un dieu théomorphique nga xam ne amul benn cër buy niroog cëru nit buy nekk ci moom mu war a nekk mu sori lépp luy un dieu anthropomorphique nga xam ne dafay jël dara ci nit donc loolu nag mu nekk message boo xam ne bu am solo message yooyu nag ñoo mas a am ci l'islam message yooyu depuis bi ñu nee islam ba léegi message yooyu ñoom ñoo mas a am yonent yi alayhimu salaam ci la ñu yàgg nekk donc ku ci nekk di ko jokkanteel selon temps bi situation bi contexte yi nga xamante ne ni moom la àndal loolu yëpp parce que pour wane ni nit ki commencé woon nañu nit ki l'homme moderne ak xam-xamam scientificité yi nga xam ne am na ko comme ay richesse ci minéral végétal animal yooyu yëpp mu ñëw gis ko war ko développer ak yi nga xam ne yu intrinsèque la ci moom muy shay'un loo xamante ne ni baatini kunham moom ci moom yooyu yëpp nag mu war ko jël pour mu xalaat maanaam lii yëpp kan moo ko créé waaw kan moo ko créé donc waru garu donc war na am daal diine boo xam ne mooy jàngale ki créé ki lan la donc loolu lañu leen indiloon mooy maanaam daruriyatu diin muy nécessité nit ki am diine nécessité boobu nag moo waral ngeen gis ci sunu discussion yi ñu yàlla indi judaïsme muy religion monothéiste mu jóge fa indi li nga xamante ne ni mooy le christianisme muy religion monothéiste après mu indi li nga xamante ne ni mooy la religion bi nga xam ne mooy islamique moom it mu nekk prolongement wu ñetti religion yooyu donc religion yooyu mu nekk ay religion révélé yu jóge ci yàlla subhanahu wa taala moom la ñenn ñi naan les grandes tendances philosophiques wala religieuses nga xam ne dafa nekk ci kaw yu extraordinaire la comme ay idée te jóge ci yonent yàlla Ibrahim alayhi salaam donc ci biir loolu tey
ci la ñuy dugg tey ci li nga xam ne moom mooy bi ciy tegu muy sunu 10e leçon ci partie bi nga xam ne moom la ñu naan toujours ma huwa al islam mooy qu'est-ce que l'islam qu'est-ce que l'islam donc ak importance su étude de l'islam dans le monde ahamiyatu dirasati al islami fi l aalami al hadis mooy tey ñu war a wax al waxyu al axiru wal rasulul axiru awil xaatimul anbiyai wal mursalin sayidina muhammad sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam donc mu nekk la dernière révélation ak li nga xam ne moom mooy dernière ku mujj ci yonent yi alayhimu salaam parce que xam ngeen ne l'islam dafay affirmé wu comme moom mooy dernière religion révélée waaw am gannaaw yonent bi islam bi mu indi muy version mohammedienne amul keneen ku indi leneen lu ko gën wala lu mel ni moom depuis 14 siècles de l'histoire humanité bi maanaam toujours mi ngi gis li nga xam ne mooy affirmation wu alquran ak religion l'islam amul benn bu mel ni moom ci yu ko jiitu ak yi ñëw ci moom donc en effet depuis génn àdduna rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba léegi amul benn grande religion boo xam ne dund na à part quelques mouvements religieux rek épars yoo xamante ne ni fii ak fële ñu leen di dégg waaye amul bu ci mel ni diine l'islam am loolu nag mu nekk léeg-léeg rek dana am ay ramification religion l'islam wala ci chrétiens yi nga gis ko wala ci juif yi waaye kenn gisul lu mel ni l'islam nga xool alquran bi mu indi amul dara lu mel ni alquran waaw 14 siècle livre boo bind balaa une semaine wala nga koy pare sax di ko def sous impression rek am nga ay idées yoo bëgg a génne ba naan première édition deuxième édition troisième édition donc loolu lu ko mën moom mooy islam parce que mooy dëgg amul changement waxoon naa leen fi finitéem fixitéem ak définitivité wu islam ci ay dëggam donc mu nekk loo xamante ne ni lu ama solo donc al wahyul axiru wa nabiyul karim sallallahu taala alayhi wa sallam yuqaddimu al islamu nafsahu ala annahu ad-diinu al axir allazi uxiya bihi wa yuctabaru nabiyuhu xaatama al anbiyaai wa sayyidu al mursalin 14 qarnan min taarixi al bashariya تشهد على هذه الدعوة فمنذ وفاة النبي الأكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى يومنا هذا لم تظهر أي ديانة كبرى أخرى باستثناء بعض الحركات الدينية المتناثرة أو فروع ناتجة عن انطلاق الديانتين كما حدث في الهند على سبيل المثال. Du point de vue de l'islam, cette religion achève de manière définitive la boucle commencée depuis Adam, considéré comme le premier prophète, et la révélation de l'islam complète les religions qui la précèdent. Ainsi, le foyer de tous les enseignements révélés est l'unicité de Dieu, grâce à quoi le prophète de l'islam a complété les enseignements monothéiste des autres prophètes et a insufflé la révélation telle une âme dans le corps inanimé de l'homme. من وجهة نظر الإسلام فإن هذا الدين يكمل بشكل نهائي الخلقة التي بدأت مع آدم الذي يعتبر أول نبي ويتم الوحي الإسلامي الأديان التي سبقته وبالتالي فإن جوهر جميع التعاليم الموحاة يتمحور حول توحيد الله عز وجل ومن خلال هذا المبدأ تم نبي الإسلام تعاليم التوحيد للأنبياء السابقين ونفخ الوحي كروح في الجسد الجامد moo tax duñu fàtte ne l'islam moom ci jëmu boppam musul déclaré ne maanaam du continuer ci maanaam nekkul istimrariyatul li nga xam ne mooy masixiya wala diyaana yahudiya bi joxewoon
yonent yàlla Isa amul rupture ak religion yi waaye dañoo sofante te amuñu opposition seen diggante maanaam woroowuñu te aussi lépp lu kële di bañ moom la kii di bañ donc mu nekk loo xamante ne dañu complété waaye di continuer même message bi muy tawxiid di confirmer li nga xamante ne ni pour que mu gën a jox dund ak gën a respecter li nga xam ne mooy nubuwaat mooy prophétie yi nga xamante ne ni moom la ñu am donc n'oublions pas que l'islam ne sait pas loolu moo tax l'islam ñëwul pour ne dafay opposer diine yahud ak diine chrétien parce que benn continuité la benn chaîne la waaye dafa ñëw pour gën ko dëgëral fexe ba nga xam ne wàññiwul dàqul li nga xam ne ñooñu ay ci ngëm moom la ñu indi parce que tawxiid la ñu indi ak lépp loo xam ne dafa contraire ak ñoom li ñu indi rek l'islam daf ko contraire donc islam dafa ñëw muy considéré comme diine boo xam ne dafa ñëw complété diine yooyu ko jiite muy yahud ak nasaraan di continuer yi nga xam ne mooy seeni jàngin di saxal li nga xamante ne mooy seen jàngin waaye joxaat vie joxaat dund li nga xam ne mooy texte yooyu nga xam ne mooy texte yahud yi ak nasaraan yi bu ko defee gën a dëggal respecté li nga xam ne seen yonent yi moom lañ ci def donc mu nekk minal kama yuqaal minal muhimmi al isharatu ila an al islaama lam yu'lin qattun infisaalahu an al adyan as-sabiqa wa lam yu'aaridha bal ala al aksi fa huwa ya'tabiruha marahila yajibu ikmaluha wa istimraruha wa ta'kiduha wa ihyaa'uha ma'a ihtirami nubuwatiha donc mu nekk loo xam ne lu am solo ndaxte xam ngeen ne ndax islam moom dafa jàpp ne moom mooy religion unique mooy seule religion mooy boo xam ne moo jóge ci yàlla ndaxte inda diina indallahi l islam donc mu nekk loo xam ne ay yonent yëpp doon réclamé woo turu l'islam jullit donc mu nekk benn courant dynamique maanaam xaraki bu yëngu buy évoluer proportionnellement au principe besoin de l'homme ci li nga xam ne dëgg-dëgg moom la nit aajowoo ëppalul wàññiwul këttalul yokkul donc mu nekk loo xamante ne ni lu am solo la donc nekkul loo xam ne élément la islam dafa ñëw bu superflu wala inutile boo xam dafa ëpp wala liñ koy aajowoo daal jaru ko islam dafa ñëw rek net pour ñëw lépp lu nit ki aajowoo soxlawoo ko rek muy ay besoin rek islam dafa ñëw ci loolu nekkul comme accident boo xam ne dafa ñëw nii donc ci arab wafqan lil islaami fa inna diina huwa tiyaarun dynamikiyun yatatawwaru wafqan lil ihtiyaajaatil asaasiyati lil insaani mustamiddan juzurahu min al bunyati al wujudiya lil kaa'ini al bashari donc mu nekk loo xam ne lu am solo donc par conséquent courant religieux bi islam di dégager moom mooy dëggu existentiel dëgg waaw maanaam li ko tax a jóg nekkul lu dul li nga xamante ne ni moom mooy yenn li ñu tudde bu'd muy yeneen dimension yi ci li nga xamante ne mooy dund gi te nit ki ajowoo ko alquran loolu la indi teg ko ci taabal bi pour nit ki gën a xam boppam xam boroomam xam li ko fi indi bu ko defee laajam yi dina jëm ci lan moo ko fi indi lu tax mu nekk fi ak naka la fi war a nekkee ci nekkinu rafet donc mu nekk loo xamante ne ni nekkam dana am solo donc par conséquent ce courant religieux serait la raison existentielle de la création de l'humanité dans le Coran. Ce courant est nommé religion hanif islam constitution donc muy diine boo xamante ne ni
diine xanif diine boo xam ne amul shirk amul dara da ngay bennal konnal gorom bi nga gëm bés penc tey jëf ju baax loolay al xanafiya te yonent yàlla Ibrahim ci la nekkoon donc li ma wax ni ci arab bittaali fa huwa laysa unsuran zaidan aw aradiyan bal huwa bu'dun asasiyun muqaddamun lirruuxi albashariya هذا التيار الديني يمثل السبب الوجودي نفسه لخلق البشرية وفي القرآن يطلق على هذا التيار مصطلحات مثل الدين الحنيف الإسلام أو الدستور donc mu nekk loo xam ne lu am solo moo tax la plupart ci religion yëpp xam ngeen ne am ci ay événements yu historique seen origine seeni cosaan ci lay jóge yoo xam ne yu leer lay doon jóge ci ay yonent alayhimu salaam wala ñoo xamante ne ni ñoom ñoo ko fondé nekkuñu sax ay yonent donc mu'zamu diyaanaati tansha'u min hadasin taarixiyin muhaddadin aw min shaxsiyatin nabiyin aw muassisin aw min sha'bin muayyinin donc la plupart des religions ont pour origine un événement historique bien précis ou bien la personnalité d'un prophète ou d'un fondateur ou encore un peuple particulier donc au contraire l'islam ci jëmu boppam limité wul ci benn événement wala ci kenn rek koo xam ne moom la waxal moo ñëw mu génne lii waaye islam dafa ñëw pour wax ak àdduna bi yëpp nit ñëpp kaafatin linnaasi bashiran wa naziran waaye aussi ci époque yëpp jamono yëpp islam dafa ñëw pour wax ak ñoom donc ak ci bërëb yëpp l'islam dafa ñëw pour wax ak ñoom fu ngelaw dugg rek islam mën na fa dugg tey insister nag moom l'islam ci ay dëgg yoo xam ne ay dëgg la yoo xamante ne ci wàllu kennal borom bi subhanahu wa taala yoo xam ne moo gën a large waaye aussi moo gën a xóot donc au contraire l'islam ne se limite ni à un seul événement ni à un interlocuteur particulier mais s'adresse à tous les hommes de toutes les époques et de tous les lieux et insiste sur la vérité monothéiste les plus générales et les plus profondes بالعربية على عكس ذلك الإسلام لا يقتصر على حدث واحد ولا على متحدث معين بل هو موجه إلى جميع البشر في كل العصور والأماكن ويؤكد على الحقيقة التوحيدية الأكثر عمومية وأساسية donc l'islam comme ni ngeen koo xamee dafa nekk benn woote boo xam ne woote dëgg la bu lay yóbbu yoomal xiyaam di la ko jàngal nga xamante ne dafa dem ba sax transcender mu traverser mbooleem loo xam ne événement taarix la ci yoon woo xamante ne ni yu leer la ba nga xamante ne ni ci manière boobu avant même comme l'islam di manifester donc islam boobu dafa yàgg woote di manifester bu baax a baax ñu koy gis loolu nag moo tax ñu mën a tànn yonent yàlla Ibrahima mu nekkoon musliman xanifat mu nekk jullit boo xam ne xanif la woon ak tasawur tawxidi nga xool muy conception monothéiste bi mu yoroon gisin boobu ci message boobu li risalatul islam al ilahiya yashmulu kulla taarixi al bashariya loolu mu yore woon comme vision monothéiste dafa ëmb mbooleem li nga xam ne moom mooy histoire l'islam l'islam se veut appel à la vérité au-delà de tous événements ou de tout événement historique de cette manière bien avant même la manifestation de l'islam Abraham peut être considéré comme musulman et hanif la conception monothéiste du message divin de l'islam comporte toute l'histoire de l'humanité يعتبر الإسلام دعوة للحقيقة تتجاوز كل حديث تاريخي
وبهذه الطريقة حتى قبل ظهور الإسلام يمكن اعتبار إبراهيم عليه السلام مسلما وحنيفا. التصور التوحيدي لرسالة الإسلام الإلهي العزيز يشمل كل تاريخ البشرية. Donc en tant que premier prophète boo xamante ne ni mu nekk témoin ci unicité wu Dieu mu ñëw wane kenneel borom bi subhanahu wa taala. Aadama aussi mën nañ jàpp ne yonent la woon waaye aussi jullit la woon, jullit la doon tudde boppam. Donc gis nga moo bi muy moowu l'islam ak muslim, parce que muslim dañ ko latiniser mu jóge ci moo musulman. Musulman c'est latinisé, mi ngi jóge ci muslim, mais amul ci français, ñoom ñoo ko latinisé. Mais message boobu nag muy jëm nag ndànk-ndànk, léeg-léeg ñu fàtte ko, léeg-léeg ñu dévier, léeg ñu mal interpréter ko. loolu moo tax mooy bu ko defee prévarication mooy am, maanaam déviation. bu ko defee yu bon ñëw. loolu moo tax yàlla subhanahu wa taala constamment muy envoyé ay yonent à chaque fois que bu prévarication ñëwee rek pour ñu répéter ak ñu renouveler message bi nga xam ne moom la jox nit ñi pour ñu mën koy interpréter bu baax. Donc en tant que premier prophète de Dieu et témoin de l'unicité de Dieu, Adam était musulman, mais ce message fut peu à peu oublié, dévié ou mal interprété. C'est pourquoi Dieu a constamment envoyé des prophètes pour répéter et renouveler ce message et en donner une bonne interprétation à chaque fois qu'il y a prévarication. أو كأول نبي لله وشاهد على وحدانية الله كان آدم مسلما، ولكن هذه الرسالة نسيت تدريجيا أو حرفت أو سيء تفسيرها، ولهذا أرسل الله باستمرار أنبياء لتكرار وتجديد هذه الرسالة وتقديم تفسير صحيح لها. yonent yooyu alayhimu salaam ñoom ci seen jëmu bopp ay seen yonent yooyu ñu defoon mu nekk loo xam ne luñ leen révélé la woon, yàlla wan leen ko ci ay différentes formes. mu nekk loo xamante ne ni lu am solo, mu nekk loo xam ne ci seen xol mu gën a xóote la nekk, nekkul leneen lu dul li nga xamante ne moom la leen islam doon indil. mu nekk bien que ces prophéties soient révélées sous différentes appellations, toutes au plus fond d'elles-mêmes ne sont autre chose que l'islam. ñoom ñëpp l'islam lañu doon wane, amul leneen lu ñuy wane, amul déviation, amul leneen prévarication alam. على الرغم من أن هذه النبوات نزلت بأسماء مختلفة إلى أن جميعها في جوهرها ليست سوى الإسلام العزيز. yooyu yëpp dañu doon wute ay tur, waaye objectif bi yëpp benn la woon, parce que l'islam, valeur l'islam yi lañ doon dégager. Le Coran comme Abraham, orthodoxe musulman nga xam ne moom la ko yàlla tuddee Ibrahim, mu nekk alxanif ci suratu Al Imran verset 67, alors que mu ngi ko fay jëmmal nga xam ne pourtant ay ay junni at dund na ko diggante moom ak yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran nomme Abraham l'orthodoxe musulman, la famille d'Ibrahim 67 verset 67, alors qu'il vivait plusieurs milliers d'années avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يسمى القرآن إبراهيم المسلم المستقيم الحنيف آل إمران، على الرغم من أنه عاش آلاف سنين قبل محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. loolu nag li muy prouvé mooy ne religion bi bu religion monothéiste la, waxdaaniya la, benn la, religion wu tawxid la, amul leneen lu ci bees lu dul li nga xamante ne mooy contextualisation, parce que lu nekk ak temps ak histoire religieuse bi nga xamante ne ni moom la àndal ci humanité bi. Donc haza ceci prouve
que l'idée d'une religion monothéiste n'est pas quelque chose de nouveau, car elle est née en même temps que l'histoire religieuse de l'humanité. Donc هذا يثبت أن فكرة الدين التوحيدي ليست شيئا جديدا لأنه ولدت مع تاريخ البشرية الديني. Donc moo tax par conséquent l'islam mun ñu ko considérer comme mu nekk rek benn appel bu bees ne kaay leen ci diine ji du lu bees de lu yàgg am la parce que yonent yi jiitu woon ñoom ñëpp doctrine yi ñu amoon bi ko complété mooy li nga xam ne moom mooy l'islam te l'islam bi aussi pour xamal nit ki nga xam ne xamul l'homme moderne moo tax ñu jël démarche boobu philosophique boobu nga xamante ne ni par l'absurdité ngay comprendre li nga xam ne moom mooy la vérité. Donc et énoncer la destinée de l'homme, le récit de sa félicité et le chemin pour l'atteindre. وبالتالي لا يمكن اعتبار الإسلام دعوة جديدة بالكلية وبدون سابقة لأنه يكمل العقيدة التوحيدية وبالتالي لا يمكن اعتبار الإسلام دعوة جديدة بالكلية وبدون سابقة لأنه يكمل العقيدة التوحيدية ويوضح مسير الإنسان وقصة سعادته والطريق لتحقيقها. Donc loolu mu nekk lu ama am solo mooy li ma traduire ci léegi. Par conséquent l'islam ne peut être considéré comme un appel entièrement nouveau et sans précédent car il complète la doctrine monothéiste et énonce la destinée de l'homme, le récit de sa félicité et le chemin pour l'atteindre. Donc وبالتالي لا يمكن اعتبار الإسلام دعوة جديدة بالكلية وبدون سابقة لأنه يكمل العقيدة التوحيدية ويوحد مسير الإنسان وقصة سعادته والطريق لتحقيقها. xanafiya boobu nag ngeen doon dégg ci Ibrahim alayhi salaam xanafiya boobu moo doon wooteel yàlla kenn la moom rek moom mooy yàlla waruñu ko bokkaale kenn jaam yëpp dañu ko war a jaamu ci seen lépp bëgg ko ragal ko ñuy def yàlla ñu def ko ak ñi nga xamante ne mooy yonent yi alayhimu salaam ñoom ñëpp ci ñoom lañ tudde Hanafiya. Le hanafisme donc est la religion de l'islam sur laquelle Abraham wala Ibrahim alayhi salam et les prophètes de Dieu tous ont ordonné que Dieu a ordonné aux croyants de les suivre. Et la vérité est le musulman. Il a donc été appelé à sa tendance et à la justice pour le polythéisme et aux questions de la période pré-islamique, à l'unification de Dieu Tout-Puissant et la morale du hanafisme. Donc si vous verrez, il y a beaucoup de versets du Coran qui parlent de muslim. Muslim, c'est un mot qui est latinisé. maanaam waaye yàlla jubluwu ci woon pour ñu latiniser ko mais mooy soumis. Salama istaslama mooy il s'est soumis mooy soumettre. waaw foo dégg turu jullit rek soumis la mais tubaab yi ñooñu dem ba yóbbuñu ci moo muslim mujj dem batal mais chrétiens yi juif yi ñu ñëpp zoroastriens yi ñi nga xam ne ñoom ñooy sabéens yi ñëpp c'était des musulmans et ils s'appelaient musulmans ba ci aadama musulman la doon jàppe boppam. ñu jël ci aaya bi mu ne la sharika la wa bizalika umirtu ana awwalul muslimin. gis nga ko de moom mooy dit en vérité ma prière, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Donc pour wane ne ci suratul Anam mooy ne la religion, moi mon Seigneur m'a guidé vers un droit chemin, une religion droite,
la religion d'Abraham gis nga mooy Hanafi, le sunni gis nga al muslim, le sunni. Mais tradition fii xam nga orientaliste yi ak galgal yeeg yëpp moo tax ñu dem ba ñun sax dañu tuddee suñu bopp musulman, alors qu'on devrait se dire nous les soumis à la volonté de Dieu, donc soumis exclusivement à Dieu et qui n'étaient point parmi les polythéistes. Dit en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, Seigneur des mondes. La sharika lahu, zalika umirtu wa ana awwalul muslimin. boo delloo même di nga gis in tawallaytum fama sa'altum min ajrin in ajriya ila alallahi wa umirtu an akuna min al muslimin ci suratu Yunus. mu ne dañu ma digal man ma laajuma leen fa in tawallaytum bu ngeen dëddoo fama sa'altukum laajuma leen min ajrin benn fay in ajriya ila alallah yàlla moo fay wa umirtu an akuna min al muslimin. gis nga ngir ma nekk benn ma nekk yonent. gis nga gis même Firawna bëggoon na nekk muslim, mais tradition yi moo tax il faut que jullit ñi ñu am fulla ak fayda xoolaat seeni biir, parce que tubaab yi dañuy changer, dañuy déformer moo musulman kenn waru ko wax, moo soumis la ñuy wax, parce que loolu la Coran wax, mu soumis am na kay musulman am, jëlal soumis bi nga xam ne moo gën a adapté, parce que bële c'est galvaudé, tu vois, mais malheureusement moom la ñuy topp ñu ngi koy kekanto. muy lan wa jaawazna bi bani israil bahra fa atbaahum firawnu wa junuuduhu baghyan wa adwan hatta iza adrakahu algharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladi amanat bihi banu israila wa ana min almuslimin. gis nga moom firawna ci verset 90 ci suratu Yunus biñ leen maanaam fexe bañ traversé leen géej bi, firawna topp ko ak armem ci féttéeral ak bañ leen, hatta iza adrakahu algharqu mu dem ba nga xamante ne moom firawna léegi commencé na bëggalab qaala amantu man gëm naa annahu moom laa ilaha illa allazi amul benn buur budul bi nga xam ne amanat bi bani israila moom la bani israil el wa ana min al muslimin. gis nga de firawna dem na ma ana min al muslimin, man ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy jullit ñi ci laa bokk. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade eut atteint, il dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Je suis du nombre des soumis. Gis nga traducteur bi ñu indul des musulmans, dafa indi soumis parce que c'est plus adapté. mi ngi ci Yunus verset 90. donc nga gis millata abikum ibrahima huwa samakumul muslimina min qabl wa fi zihali yakuna rasul alaykum ba aaya bi jeex. donc nga gis mu ne seen baay moo leen tuddee, seen baay ibrahima moo leen tuddee jullit, yéen ñi muslim mooy sumi ñoo xam ne dañuy jébbalu ci lu jiitu. waaw loolu nag mu nekk lu am solo. c'est mu gis nga c'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Ibrahim, lequel vous a déjà nommé muslim, c'est-à-dire un soumis, avant ce livre. donc mu nekk loo xam ne lu ama am solo. nga xool yu bari ci loolu. nga xool ci Ibrahim bi muy ci wante waa këram lan la leen wax jullit. moo tax ñu bari dañ yaakaar boo ne jullit rek moom mooy ñun ñi, alors que jullit soumis bi moom mooy chrétien ak juif ak musulman. déglu leen wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaquba ya baniya in allah istafa lakum diina fala tamutunna illa wa antum muslimun. gis nga ibrahima bi muy joxe ndenkaane doomam yi ak yaquba mu ne ko yaa bu ne yow sama doom istafa lakum diin, yàlla moo leen tànnal diine, fala tamutunna bu leen deemuk illa wa antum muslimun jul da ngeen nekk ay jullit. kon diggante ibrahima muhammad ñaata la moo leen ko tuddee. donc nga gis, et c'est ce que Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en soumis. gis nga de pas qu'en soumis à Allah,
parce que boo ne musulman rek yem fa mu jeex mais boo ne on soumis à Allah rek la fay doom nga gis Yaqub aussi doom ji jëlaat même flambeau bi am kuntum shuhada is xadara yaqub al mawtu is qaala li banihi ma tacbuduuna min bacdi qaalu nacbudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa isxaqa ilahan waxidan wa naxnu lahu muslimun mu ne ndax da ngeen fekke bi yaqub di sukuraat nga xam ne dee dikkal na ko mu woo doom yi ñëw mu ne leen waaw moo fi jógee yéen lu ngeen di jaamu sama ginnaaw xaalu sa yow doom yi ne ko sa yow sa yàlla la ñuy jaamu ak sa yàlla sa baay ibrahima alayhi salaam ak ismaila ak isxaqa nga xam ne benn yàlla la te ci moom la ñuy jébbalu gis nga muslimoon la ñuy nekk jébbalu étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils qu'adorez-vous après moi? Ils répondirent nous adorons ta divinité et la divinité de tes pères Abraham, Ismaïl et Isaac, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis gis nga soumis à Dieu toujours mu nekk loo xamante ne ni lu ama am solo ay boo gis mu koy indi ay référence la te comme ci YouTube la yi ngeen mën a dem ngeen gis ne ndeke moo jullit jógewul fii Abdul Malik ibnu Walwan moom moo ñëw ànd ak gaayam ñu entre 695 ci Égypte jàpp 715 ci la ñu changé lu bari ci diine l'islam bi te waa ba ci tur yi ak yeneen yu tëgg monnaie ak defaraat administration bi ak moom Abdul Malik ibn Marwan moo ko def donc êtes-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils qu'adorez-vous après moi ils répondirent nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères Abraham Ismaïl et Isaac divinité unique et à laquelle nous sommes soumis donc nga xool ba ci yahudi kooku yahudi la ak yooyu nga xool muy ay asbat les comment dirais-je les grands descendants du judaïsme ci Isa même ñi nga xam ne ñooy xawaari yoon nekkoon ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom nekk les apôtres ñoom it dañ ne ay jullit lañu déglu leen ko ci ay bi ci suratu Ali Imran muy 52 fa lama axassa Isa minhumul kufra qaala man ansaariya ila allahi qaala alxawaariyuna nahnu ansaarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun Isa ibnu Mariama bi mu sentiré ne dafa am ci ñoom ñoo xam ne dañu commencé dugg ci kufru ci ñu àndoon ak moom daf leen laaj mu ne leen yéen ñi nga xam ne yéen samay apôtre sama auxiliaire yéen ci leen jëmu bopp kan moo may dimbali ñu jëm ci yàlla xawaar yi ne ko ñun ñii ñoo lay dimbali ànd ak yow jëm ci yàlla ndaxte amanna billah gëm nañ yàlla boobu te na nga washhad bi anna muslimun na nga gëm ne ñun nous sommes des soumis maanaam des musulmans donc mu nekk loo xamante ne ni lu leer a leer beneen aaya ñëw pour gën a étayer ne xoolal maa kaana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan musliman wa ma kaana min al mushrikin parce que fii dañ doon wax naan ibrahima yahud la alors que c'est diachronique parce que ibrahim mooy jiitu ñëw Moussa après ci la yahudiya ñëw moo tax yàlla ne ibrahim jiitu na nekkul woon yahud nekkul woon nasaraan waaye xanafi la woon musliman nekkoon xanafi nekk musulman wa ma kaana min al mushrikin bokkul woon ñi bokkaale donc mu leer nañ foofu aux gens du livre venez à une parole commune entre nous et vous que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah puis s'il tourne le dos soyez témoins que nous sommes soumis mu ne na nga xam ne ñun ñi ay jullit lañu waaye tudd ñu musulman comme ni ñu tubaab yi di tuddee donc mu nekk loo xamante ne lu am solo ay exemple yoo xam ne du jeex buñ ko doon tànn di ko def mu ñëwaat ci beneen wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina
lama jaatna rabbana afriq alayna sabran tawaffana muslimin. gis nga même kii di Firawna bi mu sonalee ñu ko doon luxusloo ñu ko luxusloo bi ñu demee ba nga xam ne nekk nañu ay jullit, gis nga lii lañ ko wax, parce que ku nekk jullit ci jamono boobu rek muslim lañ lay wax, un soumis, duñ la tuddee leneen. waaw parce que boo xoolee judaïsme dafa jël ci juda ci benn ci sëtu Moussa, boo demee ci christianisme dafa jël taxaw mu Christ. donc alors que islam bi Mohammed doo ko dégg ñu nag mohammadien muhammad yi nit ñi ñoom ñooy waxe noonu rek, waaye moo soumis la fi bàyyi. moo tax mu ne bu ngeen venger ci ñun dañu ñu gëm, ndax li ñu gëm borom bi subhanahu wa taala mu nga xam ne moom la ñuy indil, ñun dañuy ñaan rek yàlla may ñu maanaam mucc ci yéen, mu may ñu nag ñu muñ te mu rey ñu nag ñu nekk ay jullit. gis nga ci jamono Moussa loolu la ñu wax. donc mu wax ne et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon message Jésus. Ils dirent, nous croyons, et attestent que nous sommes entièrement soumis. boobu mooy wa iz awxaytu ila alxawaariyina an aminu bi wa bi rasuli qaalu amanna washhad bi annana muslimin ci surat Maïda verset 111. donc bi ma mujjee wax mooy bi nga xamante ne ni moom mooy Firawna bi mu sonalee gaay yi bëgg a venger wu ci ñoom. gis nga li yàlla wax, tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. gis nga moo soumis toujours mooy li nga xamante ne ni moom mooy ñëw. donc mu nekk yoo xam ne yëpp ay référence la yu am solo. incha allah dinañu ñëw dugg ci nag bu baax a baax li nga xam ne li introduction la doon rek ci alwahyul axir, muy le dernier message wala message ak le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. xam naa ne bii di ñëw ci la ñuy dugg nag ñu mën ko toj bu baax a baax incha allah. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu wéy di leen fàttali, xam ngeen ne baaxoon nañu ànd ak ci xabaar yi ñëw bitim réew Seenam technologie ki njàppandal ko soxna Maam Jaara Buso Lay di yëngu ci wàllum médecine traditionnelle seen wax seen appareil analyse quantum bu xarañ bi nga xam ne junni rek ngay daggee ticket te saloo ci ko appareil bi lépp luy wéy di yaram sa tànk ba soof mu génn rek tu mu noppee nag fajal la ko. mu bokk nag yéen i faj diabète, asthme, fibrome, kyste, prostate, règle douloureuse, hépatique, rhumatisme, trouble digestif, nerf sciatique, impuissance, hémorroïde interne externe ndoxum si articulation. waaye itam seen fauteuil de massage bi nga xam ne daal xarañ na lool, baax na lool, ña fay dem itam wax nañu ko nañu daal am na sutura da nga ñëw toog mbësal la sa aw yaram. képp ko yittewoo lu mu bëgg def consultation ngir xam wéer yi nekk ci yaramam numéro baa ngo 77 336 33 65 wala 66 391 17 36. ngeen mën di nekk ci Sénégal muy ci Touba Iliport ca Dakar Ngor des Almadies ca Mbour Carrefour Saly ca Saint-Louis ak ca Ziguinchor ca Kaolack wara bi nga xam ne kon seen am na fa feen ñooñ mën di nekk rek mën ngeen a jokkoo ak soxna Maam Jaara Buso Lay ci numéro boobu ma jox leen.